ni nag tey laay dafa dugg ci forum mondial de l'eau 9e du genre ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak benn ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 2022. waaw guleet Sénégal di dalal xewoo ñu ngi naan sax même ci Afrique muy loo xam ne kon den ci waxtaanee wàllu ndox ak assainissement Abdoulaye mais bëgg nañoo xam ak quelques jours quand même de l'ouverture du forum fii ci Ndakaaru histoire forum mondial de l'eau. xëy na li gën a gàtt moo ñu def ko en chiffre. boo jëlee chiffre Nations Unies yi mu ne la 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès au service de base. service de base. mooy la eau boo koy dégg mooy waa ilaa amuñu ndox mu sell mu ñu naan. waa ilaa amuñu assainissement. assainissement nag soo koy dégg. jëmul ci ndox mi rek. mais ñàkk assainissement ni muy wàllee. ndox mi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo moo tax. assainissement toujours dañ koy boole ak ndox mu sell mi ñi naan xam nga mën na tey xel sax ñu ne dañoo boole ndox mu sell mi ak li ñu sib ci ndox mais ñaar yooyu dañoo ànd parce que bële bu ñu ko seggul xent ko ba mu sell dafay tilimal ndox meneen mi nga xam ne nit ñi mën nañ koo jëfandikoo ñu ne 8 millions de personnes ñooy ñàkk seen bakkan at mu ne ci lu ñu jotewul ci ndox mu sell wala lu ñu amul service de base 8 millions de personnes Covid-19 bi nga xam ne moo fi jógee. rew ko en 2 ans et demi. 6 millions de personnes 6 millions de victimes la donc ndox ñàkkum ndox. xëy na nag ñàkkum ndox mar ba daanu dee ab presque amatul ci àdduna bi. ndax nit ñi bu ñu soree point wu ndox dañ koy wuti. mais nag gàllankoor bi ci nekk mooy point d'eau ya ngay am. wa ilaa du ndox mu sell parce que ba léegi ci àdduna bi am na ñuy xel ndox ci fleuve. di ca sangu. di ca fóot di ci naan. am na fii ci réew mi. fii ci réew mi te xam nga loolu. on voit les images partout hein. am na ñoo xam ne seen nappe phréatique bi c'est contaminé ndax fa ñuy gaanuwaaye ak yeneen jege na buntu ndox ya. ba ndox ya sellatul. ñu ne la kon 8 millions de personnes. ñoo ñàkk seen bakkan at bu jot ci ndox loolu nag àdduna bi toog benn moment ñu ne. nañu tàmbali di ci wax. ci wàllu woowu nag xëy na ñu ngay daje defagun ci ay jéego. pour mu wàññeeku ndax chiffre yooyu ba léegi dajagul ndax bu ñuy avancer di def nit ñi di gën a bari soxla ndox yi di gën a bari. loolu moo indi solo xëy na. forum bi 9e bi nga xam ne Sénégal moom moo koy dalal. juróom-ñeenteel bi la premier bi ñu ngi ko defee Marrakech ci Maroc. am na yeneen yu bëri yu fi jaar yoo xam ne boo taxawee ci thème yi. bu mujj bi Brésil la woon. Brésil la woon ci Brasilia. boo taxawee ci thème yi da nga naan waa defaguñu jéego xanaa. ndax 2012 ca France Marseille moo ko dalaloon. ñu ne le partage. est-ce que ñu ngi koy séddale tey ba mu matee ñëpp non. 2012 ak léegi. mu ngi bëgg a yàgg. boo jëlee bi ñu defee Istanbul ñu ne. l'accès à l'eau pour tous. dajagul ba léegi wax dëgg fa yàlla mais nag ndaje yu mel nii loolu mooy solo bi ndaje yi mënuñu wax ni baaxul. parce que foog ñi ko seq di daje. di ci waxtaan pour trouver ay solutions foofu lañ toll tey. mais alors tey bu ñu ko xaymaa réew mu ne am nga ndox. moo xam ndoxum taw la moo xam ndoxum géej la moo xam ndox muy ball ci suuf la mbaa ndoxum teen ak ndox mu mënti doon réew mu ne am ngam ndox léegi lu waral nag daje bi pour waxtaanem ndox lan mooy solo si. c'est vrai que mën nañu ko xalaatee noonu Malick parce que c'est vrai amul réew moo xam ne da nga naan amu source ndox désert sax boo ko wàqee ba ca suuf lu mu sori da nga am ndox xëy na day sori jafee indi donc mënoon nañoo yem ci réew mi nekk toppatoo sam ndoxu bopp rek mais li tax mënuñu yem ci loolu da ngay gis ni séddale ndox mi léeg-léeg mu indi fitna ci diggante ay réew am na ay conflit amagul nag guerre boo xam ne dañuy dem ku nekk di soqi sa morom amagul mais xëccoo ndox am na te bu nu ci jógul xëy na mën naa indi musiba bu rëy. exemple bu ndaw am na fi émeute ndox am dina fi yàgg di am. parce que nit moom bu maree. xam nga li ñuy jàng suñu cours observation ñun ñëpp l'eau source de vie. dëgg la de. xam nga loolu ñëpp jàng nañ. ndox moo jiitu lépp. bu mbaree maa mu xiif. l'eau source de vie da ngay xool ci conflit yi nga xam ne gën nañ ko ràññeeku. ñaari benn baax diggante Israël ak pays arabes yi. le Jourdain par exemple. Israël
day pomper bu baax plus de 330 millions de mètres cubes pays yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër muy Liban Syrie ak Jordanie gis ni waa ndox maa ngi dem mais comme day walangaan di dem ci côté am ni ñu ko mën a gàttandoo mooy def barrage dévié source ba di moom gisatul lu bari mu indi xëccoo yu métti nag seen diggante. t'as vu même Égypte Éthiopie ci Nil la da ngay gis fi ñu gën a amee fleuve bu mag wala déeg bu mag faw xëccoo am fa te yooyu ay source ndox la tey parce que technologie dem na ba tey réew mu nekk boori géej sax am na solution pour ndox ndax Sénégal la nga koy tàmbale dessalement bi voilà parce que dem nañu tey ba xëy na source ndox yi ci boppam fu ne la ñu koy wutijee biir suuf forage yi ñu ngi gën di pomper di gën di sori loolu nag am na lu muy yàq wax dëgg fa yàlla mais xëy na objectif de développement durable yi boo taxawee ci point 6 parce que objectif de développement durable li mu tënk yëpp mooy yokkute bu mucc ayib. même bu ñuy wuti ndox ñu fexe ba bu mu yàq. point 6 bi nga xam ne ci 17 objectifs de développement durable yi mooy wax ci wàllum ndox ak assainissement dafa bëgg ñu matale ko te mu sell matale bi nag ci séddale bi la maanaam bu ñu bàyyi kenn loolu nag ba tey jii jafe na wax dëgg fa yàlla ndax réew moo dem am na ñoo xam ne am ndox mu sell jafe na leen. très bien même bu nee amee ay sources ndox. sànq man bëggoon naa ñu ñëw quand même taxaw kaaw Sénégal c'est vrai que on a vu ay efforts lu ci mel ni KMS 3 ak ni ñu ko doon coowee mais population urbaine bi dañoo sonn de laay gis nga sànq sax yaa ngi wax xëccoo mais askan bi dañu waaw foofu dinaa fa ñëw mais damaa ko bëgg a commencer ci population urbaine bi gis nañu Yoff ñaari tali Parcelles Assainies gox yoo xam ne pratiquement am na ay jamono ibbi robinet bi mu xelli ndox jafe-jafe la bu weesoo nag population urbaine bi population rurale bi kenn demul ñu des am na ñoo xam ne dañuy dox ay kilomètres pour gis teen bu bënn amuñu ndox mu sell ndox matul fii ci réew mi te jafe-jafe boobu xam ne at mu jot dañuy jàpp ne dina am solution mais malgré les efforts problème day gën a yokk. mais si tu le permets Fatou ma posé waale benn question complémentaire donc maa ngi ko doon junj sànq ci début bi est-ce que c'est pas finalement un paradoxe pour le Sénégal d'abriter un forum mondial de l'eau au moment où on sait que nit yi population yu bëri ñàkk nañ ndox ci réew mi. xëy na kii seetaan forum bi moo tax maa ngi ñëw ci question Fatou bi léegi moo tontu directement laa bu mujj bi. moo tax ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan te nekk ci kaw gi. te xëy na tey seeni teen fatt. parce que xëcc nañu ndox mi ba teen ci exploitation familiale. amatul mujj. ma jox la exemple bu gàtt et c'est très concret. dans le Diender fii. dans les Niayes. gas nañu fa fukki forage ak ñaar ci ay toolu jàmbur pour indi ndox mi Dakar parce que gis nañu ni déeg la am na ndox. mais ci perspective yi waa Diender bën na lu ñu leen sax benn robinet. pour ndox ma nga xam ne ñu ngi ko fay jël di ko indi. Dakar Kër Momar Sarr yàgg nañ ko gis ak Lac de Guiers. xam nga Diender dama ko jël bu gàtt. mais Kër Momar Sarr. la nga xam ne moo fay rogalaan di ñëw. Kër Momar Sarr. amul kenn koo xam ne bënnal nañ la tuyau. pour nga am mais li tax ma taxaw ci kaawu Diender bi. c'est assez symptomatique. parce que quand même zone la boo xam ne presque grenier wu Sénégal ci wàllu maraîchage. parce que c'est la zone des Niayes. ay exploitation familiale ñoo fa am. ñoo xam ne ay teen la ñu yor jamonoy maam ak maam ak maam ak maam. xëy na seen doon ña ngay bay vraiment di def ay résultats yu bëri. seen doole mayu leen ñu am forage am na ci sax ñu am forage mais forage yi nga xam ne bënn nañ ko fukki forage ak ñaar yi doole bi mu àndal day dem jëli ndox mi fu sori napp bi di gën a wàcc. donc yow mi nga xam ne amoo doole sa teen fatt na. parce que ndox ma da nga koo war a jëli ji fu gën a sori parce que forage yi pompé nañu. bi ñu ko defee ba pare ba nit ñi gis ni mais ñun amatuñu ndox exploitation familiale yaa ngay tëj 12e bi saccagé nañu ko. c'est pas une solution. mais xëy na xel warul di mun a nangu ñu jëlee ndox fenn. yóbbu ko feneen xëy na bu ñu bëndaloon nit ñi bennum robinet sax ne leen bokk leen. parce que ci jamono nag ñu jot te ndox du jéem waaye fekk nañ jamono robinet mbedd. ak suñu question daan na régler ay problèmes yu bari. maintenant ci ni nga xam ne nii noonu la yëf yi di doxee ci forum mondial de l'eau bi nga xam ne nii ñu ngi ci amul loo xamante ni solution bu tegee la
mais ci politique wu eau bu Sénégal gouvernement yi fi jàll yëpp jéem nañu xam nga nañu remonter à beaucoup plus loin mais bañ a sori président Abdou Diouf amoon na fi lu ñuy tuddee projet de revitalisation des vallées fossiles di programme boo xam ne dafa waroon capter ndox yiy jóge ci fleuve bi tey dem géej récupérer ko lu toll ci 10 milliards de mètres cubes da jóge ci dex gi tëmb géej foras lu mu waroon récupérer la ñu def ko ci ay bassin ay chenal yoo xam ne gasoon nañ ko ba pare alors li tax ñu ciy taxaw président Abdoulaye bi mu ñëwee. les bassins de rétention. voilà président Abdoulaye bi mu ñëwee. projet de revitalisation des vallées fossiles la njëkk a suul. politique la woon parce que effacer le gouvernement mais bien sûr on va y revenir li tax mu ko doon suul pour effacer li fi régime socialiste doon def la politique la woon. deuxième projet bi mu suul mooy contrat. privatisation bi si Hydro-Québec Elio ñu ngi koy fàttaliku ba léegi ba ñu ko defee li ñu ci fekk aussi gis nañ ko mais li tax ñuy tax ci projet revitalisation des vallées fossiles plus de 60 milliards avaient été engloutis à l'époque ci ay études et ironie de l'histoire ki jiite woon projet de revitalisation des vallées fossiles Ablaye Sène mooy tey secrétaire exécutif bi organisé Forum mondial de l'eau tu as vu qu'on a perdu 20 ans 20 ans parce que tey il est établi que foog ñu régénérer waat le projet de revitalisation des vallées parce que c'est la solution la plus simple de capter eau yi nga xam ne ñoo jógee ci fleuve tey tëmb géej te di foras perdre 20 ans ci loo xam ne ci politique rek la lalu canal du Baol boobu moom erreur technique la ndax techniciens yi ko bind ñoo dem ba ci biir ne mënu la nekk wala boog amul njariñ ci ni nga xam ne nit noonu lañ ko war a bindee jamonoy Sëriñ Saliou di dox ba 2008 ñu ne bii du solution loolu moo tax xalif Sëriñ Mountakha Mbacké ci fan yii mu ne nañu leen accordé ci canal du Cayor te xëy na solution la pour Sénégal yépp parce que source ba fa nga xam ne nii fa lay jóge ndox mi mate na parce que nag techniquement gis nga soo intéressé woo ci ndox c'est passionnant ni nga xam ne noonu lay mobiliser technicité pour indil ñu ndox muy xelli ci suñu robinet ndox mi du rek dañ koy jëlee ci dex gi mu ñëw ñu ubbi suñu robinet technicité la boo xam ne te am nañu ko gis nga jar nañu taxaw ci parce que ñu waruñu jéggaani dara effectivement Ablaye Sène c'est l'un des meilleurs hydrauliciens de ce pays un des meilleurs polytechniciens ay ñoñam ñoo koy bàkkee depuis ba nga xam ne polytechnique la nekkoon canadiens yi dañ ko fi daan jëli di ko yóbbu seen dëkk ci wàllum ndox ce qui est dommage juste qu'on ait perdu 20 ans il s'est essayé à autre chose mais ça on le dit en passant à la politique il a été un piètre président de conseil régional xëy na mu dellu ci technique bi technicien bi mu doon njariñ li foofu la nekk gis nga projet de revitalisation vallée fossile bu ñu ko bàyyi woon et j'en profite quand même c'est presque un j'accuse am na ñoo xam ne war nañu solder ak ñoom suñu histoire quand même ci wàllu ndox parce que bi ñu koy suul projet de revitalisation des vallées fossiles professeur Abdoulaye Bathily moo nekkoon ministre de l'hydraulique c'est lui qui s'est chargé de déconstruire sur instruction du président Wade en tant que ministre de l'hydraulique tey vraiment xëy na mu ngi toog ruxam jàpp njàmburam mais xëy na baax na ci cadre bi bu ko bindul ci ay mémoire am yu mu war a publier mu wax ak nit ñi lan moo nekkoon ci ginnaaw ba ñu tolloon fiñ ci toll nii tey te perte 20 ans est-ce que foofu amu fa woon problème ak Abdoulaye Wade aussi dernière question oui les états membres de l'OMVS alors les états membres de l'OMVS am na mooy problème mu ndox yi chaque fois bu benn état di gën a pomper keneen ki day gis ni xëy na débét mu ngi wàññeeku ñaari barrage yi ñu am Jama pour ndox mi la Manantani xëy na objectif am du indi ndox mais barrage la boo xam ne dina téye xorom si ba ndox ma mën nañ koo jëriñu donc pexe yëpp a ngi fi Adja Fati forum mondial bii nag bon mënuñu cee ñàkk a wax ñëpp maanaam état wu mbootaayu xeet yi ku bëgg a ñëw di nga ñëw defe naa ni état yëpp confirmé nañ nag wax dëgg fa yàlla ak experts yi ak société civile ñoom ñoo koy seet waaye nag bu ñu ci jógee ne problème mu ndox mi sotti na tey dëgg fa yàlla ay xalaat rek fay génn xalaat yi très rapidement bu ñaa bi yaa ngi wax waxu technicité mu gaaw Marcel waaw est-ce que yaakaaroon ne tey pour xeex assainissement d'une pierre deux coups
mënuñu recycler les eaux usées gis nañ benn exemple aux États-Unis bi nga xamante ne dañuy recycler les eaux usées et puis quand tu bois ça tu oublies même d'où est-ce que ça provient. Marcel, merci pour cette question parce que dañuy doon wax ni eau potable ak assainissement ñoo ànd. tey eau assainissement maanaam ndox yu bon yi. du ndox yu ñu war a sànni. pays yëpp ñu ngi jéem pour réduire. pays mel ni ki France encore une fois. moom mu ngi presque ci 100% tey. ci ndox yu bon yi ñu xelt ko. jëfandikoo ko bu dul naan jëfandikoo ko ci mbay mi te. loolu yëpp moo tënk. ndox ndax bu dul breuvage bi ñuy naan. peut-être ndoxum mbay la parce que aussi baykat yi ñàkk nañ ndox te war koo am. très bien aywa Chérif soo paree rek nga ñu tàmbali ak sa invité dafa mel ni da ngeen a commencé seen discussion ci suuf Abdoulaye Cissé on te remercie. aywa ñu dalal léegi suñu invité.